ak santam di wax rek Kanté maa ngi rafetlu question bi mais dama bëggoon leeral rek ne la man Néné Daaf mosul nekk sama coordinatrice Macky Sall premier tour may leen ñu tuuti élection 2012 bi ñu demee premier tour boobu man maa ngi parti socialiste Macky Sall dafa am 12% ñun ñu am 84% ñun waa parti socialiste deuxième tour Cheikh Issa Sall bi nekk Mbour moo nekk ak Macky Sall si këram jël téléphone am woo ma ne ma président Macky Sall moo la soxla il faut ngeen noter nag li may wax te man li may wax damay bëgg ku koy nettali aussi soo ko nettalee ñu xam ne bi ma koy wax nii laa ko waxee woon bi ma wooyee jox ma président Macky Sall mu ne ma man la Macky Sall futur président Sénégal noonu la ma ko waxee mu ne ma mais dama yow sama maire nga parce que dama am kër Saly dama bëgg nga jàppale ma ci deuxième tour yi ma ne ko même bu fekkee ne woowuloo ma woon soit sama groupe mooy ñu jàppale la ci deuxième tour waa APR jamono yooyu dekkal ngor bi ñu ñëwee seet si ma du gaa yaa ngi nii toog dañu andi 3 millions yi ñu leen joxoon pour campagne deuxième tour yi bi ñu andee dama leen ne xaalis bi duma ci laal dërëm ñu delloo leen ko ni ma doon tëxëñee ba andil parti socialiste 84% noonu laay tëxëñee ba andil Macky Sall 84% yooyu ñu dem élection ñoom ñu andi seen 12% ma andi sama 84% muy 96% la Macky Sall am boobu mooy bi ma ko jëkk a voté la da ngay dégg ñu bari naan Ousmane Macky Sall si ñi ko fal mu nekk président man si laa bokk. ñu ñëw si conseil départemental man 7 conseillers laa am parce que bi may dem élection de conseil départemental maa ngi nekkoon si coalition Sëñ Mansour Sy Djamil ma am juróom-ñaari conseillers. Omar Youm bii nekk directeur de cabinet président de la république moo jël téléphone am woo ma ne ma président nee na dafa bëgg candidat dégg na ne am nga juróom-ñaari conseil si conseil départemental ma ne ko effectivement mu ne ma dafa bëgg Saliou Samb mooy candidat am dafa bëgg nga jàppale ko sama juróom-ñaari conseil Saliou Samb lañ voté loolu mooy deuxième jàppale bu ma jàppale Macky Sall troisième jàppale bi mooy référendum yi boobu ñi fi nekk tey di ko waxal boobu kenn nekkul si Macky Sall référendum yi man maa jiite woon wuy bi à Saly mu am fi 89% au conseil bi boobu maa nga màkk même Omar yu moo ma woowaat téléphone nan kenn ko noté mu ngi may jël moo ma woowaat ne ma parce que boobu fekk na avant mu may woo mu ñëw seet sama gars yi pour percer leen gars yi bañ mu woo mu dem seeti sama premier adjoint bi ma wooyee téléphone si guddi gi boobu Talla Diallo mii man ak moom ak Sombel ñoo àndoon dem màkk ñu ngi si néeg bi si guddi gi mu ne ma président Macky Sall nee na dafa bëgg nga jàppale Ousmane Tanor Dieng ma ne ko nel président Macky Sall jàppale wu ma Ousmane Tanor Dieng moom laay jàppale ma woo Babou mu ne ma non bi ngay dem Babou mooy sama premier adjoint mu ne ma bi ngay dem waxtaane wuñ ko kon duñ leen jàppale ma woo kii ne ko loo jàppoon xam naa Babou dafa dëgër bopp day maintenir position bi mu wax demal nga seetal ma ko pour comme président Macky Sall ñaan na ñu jàppale leen sama fanweeri conseil ak ñaar moom la ñu voté élection législative yi man duma politicien boo xam ne damay dem nii rek di topp nit aveuglement te xaw ma bu ma ko toppee ban njëriñ la may amal awma benn interlocuteur parce que gisuma soit wu ñu jël benn nit ku ñu mën a jël si département bi ëpp ma valeur bokk si liste yi ñi ñuy jël mais man jullit laa neew ma nañ ma far la force mais naa xam biñ may xañ lan moo tax ñu xañ ma comme awma interlocuteur awma kenn ku ma waxal kenn neewu ma nii la wala nele la te nag wër nañ ma ndomb parce que dajale nañ opposition bi nekk Saly yëpp contre moi ma ne non su ma demul élection kon damay dee politiquement il faut ma dem élection pour wan leen ne Saly loolu génnewu ko sama loxo man loolu ma yóbbu élection législative te ñi fi nekk tey Néné Daaf moo doon coordinatrice bi ti laa di tout de suite ñoom ñëpp képp koo xam ne daf ma opposé woon ñoom ñëpp a ànd lan mooy résultat yi gagné wu ma leen dama leen gagné n'est-ce pas mais losigu tey Saly ñuy dem élection ñu ne maire bi nee na day dem jàppale président Macky Sall lii xel balaa koo Macky Sall wax sax defe naa ne képp ku bokk ak Macky Sall te di ko jàppale logiquement buñ doon tànn kan moo war a jiite mais kenn man te xelaat ne man danaa am ku may topp fii si Saly di raam si sa ginnaaw pour nga nekk sama coordinatrice ça il faut être raisonnable d'autant plus que Macky Sall moo wax commune bu nekk
ka fa nekk maire te ànd ak man mooy coordonné loolu kay jeexal na wax ji loolu lu leer la man waxuma ko bi ñu wootee bi ma leen wooyee sama bureau ne leen si parrainage bi di yéex naay woote lii aussi comme amaguma woon lu leer mënuma woon a woote mais bi ma amee lu leer woo naa leen pour ñu toog waxtaan xool naka la ñuy ànd liggéey comme tey Sakho utul Gana utul Néné Daaf utul Bocar Diallo utul Ousmane Gueye utul kenn benn mbër rek la Macky Sall la pour ñu xool naka la ñuy def li ma yéex a woote nag yéex naay woote loolu nag xëy na obligation commune bi la mais bu dee am na ay manquement yéen ñëpp maa ngi leen di balu ak kilifa loolu la mën a wax maa ngi leen di jéggalu su amee manquement yéen ñëpp maa ngi leen di jéggalu moom toog na ak ay nitam ñu génne ñu dal di bi ma paree si wax loolu ma ne nag léegi nañ leen ubbi liste ku bëgg a jël kàddu ñu jox la kàddu moom mu génn li nga xam ne jàpp na ne loolu la bind ak ay nitam liir ko boo demee si benn assemblée nga am lu la naqari boo waxee ba pare kay toogal déglu mais dañu liir seen résolution rek mu ne moom on retire la salle ñëpp jóg topp ñi mu àndaloon jóg topp ko mu génn dem yoona mais nag si politique gu Saly su Ousmane Gueye toogee Gana Ngom toog Ibou Sakho Thiandoum toog Antoinette Morera toog Bocar Diallo toog Ela Sène toog nan waxante dëgg maayu kerem boobu bu ñuy wax politique gu Saly kerem bi foofu la nekk du dëgg man nag ku ma xam man musuma nekk bi ma dalee dem élection ba léegi bii mooy sama 5e mandat musuma nekk coordinateur bi ñu waxtaanee si bureau bi ba pare si salle bi ba pare dama ne gars yi jóg leen dugg sama bureau dem leen ngeen fal bureau bi utuma si bu leen ma si déglu lu ngeen proposé bu ngeen ñëwee ma intervenir loolu su ma amoon lu ma gënal sax du ma nekk coordinateur bi parce que aw ma jotam par rapport ak sama obligation de travail biñ ñëwee bureau biñ proposé moom la assemblée bi validé muy Gana Ngom moo topp si man Ibou Sakho Thiandoum mooy trésorier noonu lañ tasaaree bureau bi kenn ku nekk ñu dem liggéey temps bi man nag ku ma xam-xam ne politique benn jigéen kott la ma yàlla may si àdduna ma bokk ak moom ndey ak baay am nañu 25 ans mosuñ bokk parti mosuñu xuloo mosuñu werante mosuma ko convoqué ne ko lu tax ànd ak man parce que adulte la xool ne li dal xelam mu di ko def man politique du ma si xuloo kenn doo ma dégg si rek tey boo tuddul woon Néné Daaf kenn bi ma dalee def tournée ba léegi kenn déggul ma tudd parce que pour man amaluma utilité li ma amal utilité lan laay wax ak askan wi ba bu jëf jotee buñ mënee jàppale ñu jàppale nga tudd ko posé ma si question moo tax ma répondre sinon du ma ko tudd parce que pour man na ma bañ a yàqal dara que mën naa ko bañ a yàqal dara li am solo mooy yaakaar naa ni bu jour ba jotee du am camp wu Néné Daaf ak camp wu Ousmane Gueye defe naa benn urne lay doon su dee moom Macky Sall lay jàppale comme ñun ni ñuy jàppalee Macky Sall ñun loolu la ñuy éviter ñun ñëpp ñu def ko mais ñu clarifier ne amul ñaari ma démb defe naa ne mu ngi toog biir kër sëñ Khadim ñii ñëpp toog ñu nga fa Omar Youm si boppam moo waxal boppam mu ngi toog ak ay nitam ne sëñ Khadim damay leeral ne coordinateur u Saly c'est Ousmane Gueye. loolu comprendre na ko. non xaw ma ndax comprendre na ko wala déet mais biñ koy wax c'est devant elle te ki ko wax defe naa ne mënuñu am ku ko gën a kawe baat si wax si turu Macky Sall muy le directeur de cabinet du président de la République. defe naa loolu lu leer la coordinateur bi mooy Ousmane Gueye. mu ne sëñ Khadim li ma bëggoon nag mooy nga utiliser sa autorité pour ñaan sama jigéen bi mu xam ne benn coordinateur la ñu am Saly c'est Ousmane Gueye mu ñëw ànd ak groupe bi liggéey